asalaamaaleykum mbokk yi si saxoo di seetaan ITV ci waxtu wi ak seen émission bi ñu leen jagleel muy ànd xeex corona ñu jagleel ko mbas mi nga xam ni moom moo lëmbee àdduna tey jii nag dinañu ñëw ci li nga xam ni moo di xayma bés bi ànd ci ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice de la santé suñu invité tey mooy le maire de Fatick monsieur Matar Ba nekkat également ministre des sports waaye nag bu ñu fa jógee tamit dinañu dem ba bitim réew ca France fekk fa Seydina Omar Ba mu nekk coordonnateur collectif pour le rapatriement des corps ñi nga xam ni dañoo ñàkk seen bakkan ci Covid 19 bi waaye nag daañu dem dund couvre-feu ak ñaanu bés bi coronanet bu ci xajee ñu ñambaas ko ci kon bisimila ci xët bu njëkk bi muy rek xayma bés bi tey ji Sénégal am fukkeelu nit ak ñett bu ñàkk bakkanam moom nag niki altine la génnoon àdduna ca Thiès mu am juróom-ñeent fukki at ak ñeent bu mu génnee këram àdduna ca këram bi ñu defee prélèvement yi nag bi résultat yi ñëwee la ñu confirmé ni lii di Covid 19 moom moo ko yóbbu barsàq biñ ci jógee yi tamit tey jii lim bi nga xam ni moom la ñu am toll na ci juróom fukk ak juróom-ñeent yooyu juróom fukk ak benn yi ay cas contact la ñu juróom-ñett yi nekk cas communautaire waaye juróom-benn fukk ak juróom-ñeent wér nañu ba ñibbi seen kër ñu ànd ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci xayma bés bi. juróom-ñaari fan ci mois de mai 2020 ci junni ak ñaar fukk ak juróom-ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom fukk ak juróom-ñeent bi ñu dellu see ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak benn moom la ñuy wax contact juróom-ñett ci ñoom la ñuy wax cas communautaire. Pikine am na benn Parcelles Assainies am na ñaar Grand Yoff am na benn Maristes am na benn Rufisque am na benn Yëmbal am na benn ñooñu ñëpp nag ñu ngi fii ci Ndakaaru Touba am na benn juróom benn fukk ak juróom-ñeent àndatu nag doomu jàngoro ji wër nañu juróom benn cas li ñuy wax cas grave ñu ngi tëdd ci l'hôpital principal ak ci l'hôpital Fann ci li ñuy wax service réanimation li ngeen ko waxee démb te di ko doolee nakarlu suñ Sénégal gi amaat na beneen nit koo xam ne génn na àddina muy def mu toll léegi ci ñu génn àddina ci fukk ak ñett ci bésu tey bii ñu ngi toll ci junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci cas yi nga xamante ne positif nañu mooy ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar wër nañu fukk ak ñett wàññeeku nañu mooy gaañu nañu benn delloo nañ ko réewam ñu toll léegi ci ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ci lalu hôpital ñu leen di faj ci juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-benn. juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-benn ni ñu nekk ci hôpital ñu wéy di leen faj gis ngeen ni lim bi mi ngi yokk ba tax na jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ci concertation bi mu am ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk lii di comité bi xeex mbirum mbas mi ñoom nag am na dogal yu ñu jël maanaam du ñëpp léegi la ñuy jël di leen yóbbu hôpital ndax fi mu nekk nii lim bi mi ngi takku ba hôpitaux yi ñi ngi fees kon nag fokk mu am ñu nga xamante ni nii bu fekkee ni doomu jàngoro bi sonalu leen torop ñu am feneen fu ñu leen yóbbu fudul hôpital ndax li nga xam ne daal moom moo ëpp solo mooy cas yu grave yi ñu jël leen en charge loolu yëpp rek dafay wane ni mbas mi ngi wéy di dem cas communautaire yi tamit mi ngi wéy di dem te bu ñu sàgganul Sénégal dina egg ci pic bu nga xamante ni nii mari day taali buñ ca eggee mbir mi dina xaw a doy waar ba tax na ñi ngi gën a ñaaxaat askan bi ñu gën a respecter li waa kër docteur wax mooy di takk masque yi di raxasoo saabu wala gel wala boog di garder distanciation sociale yi di éviter dem beeg dikk bi ci lu nga xamante ni amul njëriñ ak lépp rek lu nga xamante ni tey mën na indi wasaare jàngoro ji kenn ku nekk soldaar nga ci xeex bi le te kenn ku ci nekk yaa war a def sa kem kartan am na yi tamit ku nga xamante ni tey jii damay am mbégte lool dalal ko muy le ministre maire Matar Ba nga xam ni moom mooy premier magistrat bu Fatick jamono yi yëpp gis ngeen ko engagement bi mu jël ci mbas mi en tant que ministre de la République waaye tamit foofee ca diwaanu Fatick am na liggéey bu am solo bu nga xamante ni moom la fay def monsieur le ministre maire ma lay dalal jàmm ci ITV di la bàyyi nga nuyonte ak askan bi balaa ñuy ñëw ci laaj yi. jërëjëf Malick maa ngi nuyu mbokku téléspectateur yëpp di nuyu ñëpp ñiy liggéey ci i télé i rajo
di sant yàlla di julli ci yonent bi di profité ci occasion bi jéggulu képp kuy sénégalais ñaanal leen yàlla ci weeru koor bi yàlla defal ñëpp jàmm te yàlla def lii nga xamante ne mooy jafe-jafe yi di mbiru feebar bi yàlla teggi ko Malick man tamit mbégte la am daje ak yow ci waxtaan wi di waxtaan woo xamante ne waxtaan wu jëm ci xeex li Covid-19 la loolu bu ñu ci seqee waxtaan la woo xamante ne ñu ngi ñaan yàlla mu jëriñ ñëpp. amiin en monsieur tout le cas ministre. waaw Malick waaw. loolu rek lañ ci jublu maanaam waxtaan fii lu nga xamante ni dina jëriñ askan bi mooy li olof di wax waxtaaj kenn ku nekk jël ca li nga xam ni moo lay jëriñ wax naa ko bi mbas bi duggee Sénégal ak léegi depuis le 2 mars am na jéego yu am solo yu nga xamante ni ci njiital président de la République état wu Sénégal teg na ko jël ay mesures yu am solo d'abord bi ñu déclaré épidémie bi ca Wuhan le président de la République jël une mesure courageuse ñu bari xëy na ca njëlbeen d'accord ñu woon ak moom waaye tamit mu jóge ca jëlaat yeneen décision yu nga xamante ni ay décision yu forte la boobaak léegi ñi ngi ci xeex mbas mi Sénégal di ci def jéego yu am solo naka ngay jàngate plan de riposte bi nga xam ni ci njiital président de la République teg nañ ko fii ci réewum Sénégal. waaw defe naa ne en tant que élu local jiite gox bokk ci réew mi aussi ñun ñëpp ñoo rafetlu taxawaayu son excellence le président Macky Sall ci combat bi mu engagé ñu tuddee ko sax guerre pour protéger la population sénégalaise defe naa ne force Covid-19 ñëpp xam nañ ne soo ko defee dajale ko secteur yëpp la laal et puis nekk it mesure boo xamante ne sur tous les plans président dafa teg ay jumtukaay pour jàppale askan wi lii li muy woon rek moom mooy njiit bu jafe-jafe ñëwee sa première réaction mooy nooy def ba ñi la jox kóolute nga mun leen a taxaw tey boo jëmee ci suñu côté yi nga xamante ne ñu ci gën a bari ay baykat lañu wala ñii liggéey bi ñuy def yenn entreprise yu mag yëpp yeggagul foofu tey mesure bi gën a am solo te nga xamante ne moom la paysan yi ak néew si doole yi di xaar te commencé ko jot mooy li nga xamante ne moom mooy vivre yi nga xam président Macky Sall ak gouvernement am taxawu nañ askan wi biñ ci waxtaanee ñëpp ñi nga xamante ni mooy les forces vives de la nation milliards yu bari 69 milliards yoo xam ne def nañ ko ci ay vivres pour dem jox ko askan yi loolu nag day fekk si Malick lii nga xamante moo xew ci gox yeeg gox-goxaat yi parce que lu jëm ci collectivité territoriale duñu ay kuréel yoo xamante ne dañ leen teg fële kuréel la yoo xamante ne prolongement état la dañuy fekk état ci li muy def di ko gunge di gën a jàpp gën a jege citoyen yi di gën a jege population bi pour que lépp luy taxawu ñu mën ko def collectivité bu ne am na ay mbiram pour taxawu ay askanam waaye lu mel ni bu amee ba kilifa réew mi jël dogal yooyu ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci collectivité territoriale yi dañu war a ànd ak comme ñi nga xamante ñoo autorité administrative yi jël ay matukaay yoo xamante ne dinañ mun a gunge effort bi nga xamante ne le niveau central def na ko looloo tax Malick bi mbir yi amee dafa ma fekk Fatick ma nekkoon ci yeneen yitte ci luy jëmale commune bi ci kanam ci wàllu éclairage public ci la ñu jël ay décision jàppale li nga xamante ne mooy comité départemental de lutte contre les épidémies waaye li ñu ciy teg suñu baaraam muy particularité mooy demuñu rek jënd ay détergent ak ay mbir ñëw jox ko comité bi dañu rencontrer le préfet ak les médecins le personnel médical ne leen vous avez une enveloppe de 10 millions def leen seeni expression de besoin la commune se chargera de payer bi ñu ko defee ci la ñu jël matukaay yi nga xamante ne moo ñu permettre ñu engager lutte bi ma ci profité nag di gërëm doomu Fatick yëpp ñi nga xamante ne wàcc si nañ ci dëkk ba ku ci ne la nga am nga ñëw joxe ko
pour gunge effort yooyu nga xam ne président Macky Sall la ko jiite mais ñu def ko à l'endroit de la population pour mun leen accompagner ci ces moments difficiles. Donc loolu premier taxawu la boo xamante ne laajoon na le personnel soignant ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllu woowu ñu am ay jumtukaay yu ñu mën a duggee ci askan wi waxtaan ak ñoom. boobu nag ba ñu ko defee lavoir yeeg savon yeeg li nga xamante ne mooy détergent yeeg ak sensibilisation bi nit ñi continuer di ko liggéey ñu dem ba diir ñun ci suñu bopp ñu xalaat en tant que doomu Fatick war nañoo fexe ba kuy dem marché wala ngay dem ci lieu public ngay sol masque. boobu nag jëlaguñ sax dogal ne le port du masque est obligatoire. ñu waxtaan ci ak l'association des tailleurs de Fatick ne leen def leen prototype ngeen yóbbu ko les médecins chefs de régional su ko defee bu ko valider ñun ñu def ci commande bi ñu ko defee ñu valider ko évaluer ko à 200 francs par masque ñu commandé ci actuellement livraison bi fi mu toll mooy 25000 masques joxe gum nañ ko ba nga xamante ne Fatick képp kuy génn yaa ngeek masque ba ñu commencé sax di ko jox les communes yi nga xamante ne ñoo nekk dans le département de Fatick loolu moom mooy li nga xamante ne mooy taxawu bi nga xamante ne moo jëm ci wàllu aar nit ñi pour du ñu jot li nga xamante ne mooy virus boobu waaye nag koo tëj wala nga ne ko sa génn na wàññeeku te ku nekk di xëy di lijjanti defe naa ne war nañ la taxawu pour li nga xamante ne président Macky Sall joxe na ko engagé gouvernement bi pour ñu taxawu population bi commune Fatick it def ci la mën moo tax maa ngi nuyu le conseil municipal di leen sant di leen gërëm ñu taxaw xool suñu budget ne war nañoo génne une somme de 51 millions pour jënd ci ay vivres lu jëm ci ceeb lu jëm ci dëwlin lu dem ci suukar pour accompagner li nga xamante ne président Macky Sall def na ko loolu nag defe naa ne population Fatick rafetlu na ko waaye suñu cër la ci ñoom parce que ñooñu dénk seeni kàddu 84 tonnes de riz bu ñu ko booleek li nga xamante président Macky Sall joxe na ko su amul doublon ak li nga xamante ne autorités yi dëkk Fatick nekk ay doomu Fatick ñëw ànd seen ndimbal bu ñu ko ci dugalee suñu travail intelligemment def recensement bi war éviter les doublons defe naa ne képp kuy doomu Fatick wala nga yor kër di nga mën a jot ci ndimbal googu nga xamante ne moom la Sénégal jox ay niti Sénégal pour jàppale leen ci li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi nga xam moom la mbas mi àndal loolu nag defe naa ne Fatick mérité na ko te ñu ni tamit lépp lu ñu mën pour gën a pousser pour accompagner cette population loolu suñu cër la dañ ko war a def te mënuñu ci xaarit waaw góor parce que lu ñu war la ñu war ko def bu ñu mënee lu ëpp loolu it dinañu ko def gis ngeen ordonnance bi président Macky Sall jël pour yombal décision yi nga xamante ne dinañ ko jël ci conseil municipaux yi pour que lépp lu jëm ci wàllu mbas mi bu amee ressource ñu war ko cee def pour accompagner les comités de lutte contre les épidémies mais aussi accompagner directement les populations yi nga xam ne soxla nañ ku leen jàppale. alors monsieur le ministre am na pàcc bu am solo muy maanaam sensibilisation fexe ba askan bi yëpp kenn ku ci nekk xam mbas mi lan la xam ban comportement nga war a am ku wax Fatick wax transport wax également li nga xam ni mooy commerce daanaka ñaari secteurs yooyu ñoo ci gën a névralgique alors naka ngeen organiser woo au niveau de Fatick ak i tamit mouvement associatif bi ban apport la ci am ci wàllu sensibilisation bi ak ci marché yeeg lu ni mel yan décision nga ci jël. waaw Malick damay ñaanal d'ailleurs ñi nga xamante ne virus bi jot na leen a laal di leen ñaanal yàlla yëkkati leen te ñi dëddu it yàlla xare leen àjjana te ñaanal ñi nga xamante ne dañ leen a mettre en isolement yàlla musal leen musal képp kuy doomu Sénégal musal àdduna bi yëpp. li nga xamante ne nag mu nga wax léegi ci Fatick moom mooy d'abord dégg nga léegi ma wax mbiri masque parce que ñun ak le préfet du département le gouverneur maa ngi leen di sant ci seen taxawaay les autorités surtout les forces de défense et de sécurité les adjoints au maire de Fatick aussi parce que ils sont sur le terrain tous les jours di liggéey ak les conseillers bàjjanu gox yi
ñi nekk ci mouvement associatif bi ñoom ñëpp ci comité bi lañ bokk di ci waxtaan docteurs yeeg personnel yi nga xamante ñoo nekk ci wàllu kër docteur ñëpp a ngi ci liggéey bi di sensibiliser ci lañ xool ne le point bi nga xamante ne moom mooy suñu point faible moo nekkoon marché central bi nga xamante ne ku xëy fa ngay ñëw marché hebdomadaire bi nekkoon dimanche loolu yëpp il fallait trouver une solution avec le préfet du département avec les forces de défense et de sécurité li nga xamante moom lañ trouver comme solution moom mooy ci marché central bi ñu def tout ba nga xam porte yëpp day am lave-mains et mu nekk ni obligation waa Croix-Rouge di ñu ci jàppale ASP yi di ñu ci jàppale pour kuy dugg nga raxasu kuy génn nga raxasu mais aussi il fallait que bu ñu bëggee di continuer di dem ci marché bi ñu rendre obligatoire le port de masque pour nag faciliter doomu Fatick yi du ñu am jafe-jafe ak force de défense et de sécurité moo tax ñun ñu anticiper ci suñu wàllu bopp jox ñëpp masque yi marché lañ ko njëkk a jox muy l'association des commerçants ba nga xamante kuy dugg marché doone awma masque parce que tu as à disposition ces masques là ku fay demit sol masque soo solul masque policiers yi dinañ la dëpp wala ñu ramasse la lu ba tax na loolu solution bu efficace la boo xamante def nañ ko au niveau du marché central de Fatick mais seetluwaatoon nañu it ne bi ñu arrêté le marché hebdomadaire du dimanche di ko arrêté à 11h pour que nit ñi duñ jóge feneen di fa ñëw dañ ko transformé woon di ko def dimanche di ko def samedi léegi nag ñu arrêté les samedis et les dimanches pour décourager ñi nga xam ne dañuy jóge feneen te fi ñu toll nii kenn warta wóolu sa morom xamuñu lu nit di andi te dañu war a aar suñu askan moo tax ñu arrêté jour yooyu profité ci def désinfection marché bi may gërëm waa service d'hygiène ñooñu itam jàpp nañ ci bu ma nee force de défense et de sécurité c'est la gendarmerie aussi c'est la police qui veille au grain di nekk fu ne pour appliquer li nga xamante mooy directive yi ñu jël autorité administrative yi jël ko basé ko nag ci xam-xamu médecins yi ak comité bi nga xamante moo jiite lutte bi contre les épidémies loolu ci wàllu marché bi la moo tax am nañ ci yaakaar ne yàlla mun nañ ci musal mais bu ñu jógee foofu wax nga transport bi garage moom daanaka amatul lu fa ne maa ngi masawu ña fa daan liggéey di leen gërëm it ci seen compréhension xam ne xeex bi dafa laaj képp ku ci mën dara nga dugal ko ci am na ñoo xam ne alal la ñu am na ñoo xam ne kaddu la ñu am na ñoo xam ne leneen la ñu am waaye dafay jaadu bu xeex bu mel nii amee ku ci ne nga def ci sa xam-xam def ci li nga xamante mooy taxawu bu mat sëkk maa ngi leen ciy sant bu loolu wéyee mooy taxi yi ak jakarta yi tey kenn du yéeg ci jakarta te solo masque amul surchargé jakarta yi nga xam mënoon nañoo jël ay 3 ay 4 loolu yëpp amatul te ñu ngi leen di surveiller pour du ñu génn le territoire communal defe naa ne loolu bu ñu ko defee ak surveillance bi am ci territoire communal bi nga xam ne gan gu fa dugg tout dépend fa ngay jógee bu dekkee zone la boo xam ne dafa bari ay mbir yu fa am ñu mettre la en quarantaine defe naa ne loolu moom mooy stratégie bu am solo ñëw fekk si nag li nga xamante ne docteurs yi wax nañ ko muy professeur Seydi muy Marie Khemesse madame muy le ministre de la santé et de l'action sociale ñooñu ñëpp liñ la wax moom mooy sénégalais yi nañu dugal seen bopp ne xeex bi du xeexu paj mais xeexu moytu la xeexu prévention la parce que rythme bi muy demee su nit ñi conscient wul ne li ñu am mu bëri lu mu am doole bu lim bi ëppee rek day désintégrer li nga xamante ne moom la nit ñi jàppoon ne bu ñu ko xeexee dinañu am ndam kon sénégalais yi dañ ko war a def seen mbiri bopp bañ a fooye feebar bi jàpp ne rek lu ndaw la dañu war a bàyyi ndeku jiguñu parce que luy loree kenn du nekk ci kanamam di bàyyi ndeku daanaka sax bu dee diine wala muy lu mënti doon nit dafa war a am fulla ci boppam fulla gi mooy boo gisee lu lay lor nga moytu ko te defe naa ne kilifa diine yi won nañu yoon wi kilifa aada yi won nañu yoon wi kon li ci des mooy sénégalais bu ne def taxawu def yëf yi sa mbir ba nga xamante ne yàlla dinañu ci musal ñu delluwaat ci li ñu nekkoon. loolu moom mooy li nga xamante ne moom lañ nekk def Fatick nag damay def benn précision
je touche du bois yàlla na nu yàlla continuer musal te mu bañ a yem Fatick waaye mu jeex ci Sénégal ba du am. parce que cas bi ñuy wax Fatick sax cas la woon boo xam ne da doon déplacé wu. mais bi ñu defee seeni investigation fi ñu arrêté bus bi c'était à l'entrée de Fatick moo tax ñuy wax le cas de Fatick mais fi ñu toll nii defe naa ne bu ñu yàlla dimbalee ni mu ñu dimbalee ba ñu toll si fii yàlla na Fatick bu mos a am cas waaye baraka boobu it yàlla wis ko ci Sénégal ba fépp fu mu am mu jeex fa waaye fu mu amuloon nit mu bañ faa yegg. est-ce que xam-xamu séeréer bi tamit dugal ngeen ko ci ñoom maam Mindis ak ñoom seen pour gën a ñag dëkk ba. mais Fatick nag defe naa ne kenn du fa nekk di ñaan boo ñaanee yàlla it yàlla moom moo yor lépp aada ak cosaan it am na Fatick dëkku ca aada la dëkku cosaan la ay jullit ñoo fa nekk waaye du ñu tere nag ñu ngi ñaan ci li nga xamante ne mooy suñuy maam nekk suñuy aada nekk foofu ñaan nañ ci maam Mindis def nañ fa ay sarax def nañu it ay waxtaan ak kilifa yi nga xamante ne balaa yi yëpp di am di médecine moderne bi am na nu ñu doon taxawee seeni dëkk di ko taxawee seeni kër di ko taxawee ni seeni njaboot xeex bi comme médecin yaa ngi wër xamaguñ lu koy faj ku nekk ngi wax ne lii baax na ci war nañu ko def te heureusement dégg naa ministre bi mu ngi tudd pharmacopée di tudd it yeneeni mbir yoo xamante ne dara waruñu koo xeeb wax naa leen ne ku yor kurus xam naa ne yaa ngi ñaan parce que jullit bu gisee lu ko jaaxal wala bu gisul it lu ko jaaxal wéeruwaayam mooy yàlla sunu borom ñu ngi ci ñaan waaye ñi nga xamante ne it am nañu xam-xam ci ren ñu ngi ci ñi nga xamante ne am nañ xam-xam ci yeneen it war nañu teene parce que yàlla nag moo xam fu mu denc li nga xamante ne moom mooy solution bu ko neexee rek lay feeñ moo tax ku nekk daf cee war a ñaan yàlla du ñàkk kenn wax ci mu jox ko daraja ju tax mu teggi lépp li nga xamante ne musiba gi ak balaa gi ci Sénégal ak ci àdduna. alors monsieur le ministre wax nga ko léegi wala monsieur le maire ndimbal gi nga xam ni président moom la jagleel askan bi dina ñëw dégg naa sa collègue ministre mu ne fii ak ñetti semaine wala ñeenti semaine bëgg nañu dund bi ñuy dimbalee askan bi mu daj réew mi wax nga ni am ngeen 51 wala bokk wala 84 tonnes yu nga xamante ni nii tey dégg naa sax mairie Fatick fi mu ne kenn amul foo teg tànk ndax ceeb ba fa nekk ak yu ni mel alors maanaam jox ko nit ñi dafa laaj ñu saytu ko saytu bu leer ba ñi ko yelloo jot ko ci fànn boobu transparence bi nga xam ni moom la ci président bëgg yéen au niveau de Fatick nan ngeen ci taxawee pour que ndimbali dem ci ñi ko yeyoo yéen i tamit ñeneen ñi nga xam ni xëy na ndimbalu président du egg ci ñoom ngeen jottali ko ba ñooñu tamit am lu ñu leen dimbalee. mais transparence sax daf ci war a am parce que li nit ñi war a xam philosophie bi ñu war a am mooy quand le président de la République décide ànd ci après consultation avec les forces vives de la nation jël ay jëwrin jaarale ko ci ñoom pour dimbale population bi président def na li ko war dénk ko autorité administrative yi jël armée bi ñu ànd ci li ci des nag ñi nekk ci gox yeeg gox-goxaat yi ñoo war a am même taxawaay xam signal bi président Macky Sall joxe ñu jàppale ko ci moo tax li nga xamante ne moo am mairie bi préfet bi monté comité départemental bi dans les communes it mu am ay comité li am biir commune Fatick mooy chaque quartier dafa am comité de développement de quartier comité de développement de quartier bi su xamee quota bi nga xamante ne moo nekk ci registre national unique bi nga xamante ne ci la ñu bari nekk su amee loo xamante ne quota bi daf ci am ñu ci yokk ñooñu ñooy def seen ciblage bi mooy ñi nga xamante ne du ñu jot bourse te bokk ci li nga xamante ne moom mooy quota bi ñuy jox par exemple Fatick bi ñu defee ba pare amoon nañ 949 de plus 949 yi selon la densité ci chaque quartier la ñu ko tas ci consensus boo xam ne amul benn werante su ko defee quartier bi ne xam ñaata ngay yokk ci li nga xamante ne mooy ñi am bourse yi loolu bi ñu ko defee ba pare comité bi def na ciblage ba dajale toutes les données jox ko ñi nga xamante ne mooy comité communal bi ñuy jox it préfet pour am données yu fiable mais bi ñu xamee ne président def na li mu def ñun pour gunge effort yooyu nga xam ne président def na ko décider ko ci conseil municipal Fatick dañu ne su ñu defee ciblage ba boobu le comité de développement de quartier du toog après ce ciblage là day defaat beneen ciblage
ciblage bi muy def moom mooy day écarter ñi nga xamante bokk nañ ci quota président de la République quota boobu xam nga président li muy joxe kenn mënu ko changer bu nee 2 sàkku ceeb lay joxe benn autorité amul maxaama joxe moins de 2 sàkku ceeb wala plus de 2 sàkku ceeb mais comme am na ñuy nekk ci wet gi te soxla te yàlla def na bokkuñu ci quota boobu war nañ leen a dimbale pour mën leen a dimbale nag te am marge de manœuvre mooy dañuy fexe ba ñuy laal ci quota président de la République mairie bi jël leen en charge su fekkee ne nag mairie bi it jël na en charge ci li mu amoon yëpp ci ceeb ak ndimbal ñooñu nga xamante ne bokkuñu ci quota du président de la République responsable politique yi ak nit ñi nga xamante ni yàlla baaxee na leen ñu mën dara la ñuy andi ñu fexe ñooñu ñu mën leen ci jox suñ leen ko joxee rek su ko defee solidarité bi ñuy wut ci waxtu wi ñu mën ko am parce que en tant que maire de la ville de Fatick bi ñu réunion ba pare à l'unanimité ñëpp d'accord nañ ne la distribution warta souffrir ci ay position politicienne ay diw Matar Ba la àndul ak Matar Ba ça n'a pas de sens nekkuñu ci waxtu woowu waxtu wi ñu nekk waxtu solidarité la boo xamante ne képp ku ñu yàlla jox ndomb tànk ci lu mel noonu war ngaa taxawee taxawaay boo xamante ne du nekk taxawaayu parparloo diw man la àndal wala keneen man la àndal loolu ku ko nar a def nga dem ci yeneen i mbir parce que mairie Fatick la muy génnee waa Fatick yëpp ko bokk keneen ku koy def it am na yeneen moment yoo xamante ne tu peux accompagner effectivement d'autres créneaux pour accompagner ñi nga bëgg a accompagner mais waxtu wi kuy sénégalais rek da nga war a yëg solidarité bi nga xamante président Macky Sall yónnee na leen ko taxawee na ko seen wet surtout ñun ñi nga xamante ne nous sommes des représentants du président de la République fa nga xamante ne foofu la ñu nekk pour ànd ak moom ci liggéey bi donc tey gis naa ñëpp a ngi ci dañuy gën a kontaan ci loolu di ci encourager ñëpp gis naa ne Sénégal tey wane nañ ne bu jafe-jafe amee nit ñi am nañ fulla ak fayda nekk benn jiital président de la République it ànd ak moom pour xool ay pexe yoo xam ne dinañ protéger notre population donc Fatick jàpp naa ne bu ñu paree schéma bi nga xamante ne moom lañ taxawal jàpp naa ne du am kenn ku wax ne jotuma dina am nag peut-être ku ne li ma jot bariwul loolu du ñàkk parce que président de la République buy joxe ñaari sàkku ceeb bu commune joxe benn sàkku ceeb wala Matar Ba buy dimbale am benn genn wàllu sàkku ceeb jox la ko war ngaa xam ne décision bi benn la mais c'est la même solidarité waaye séddale boo gis tout dépend ci ki séddale nag bu président joxe la muy joxe peut-être ay la yéwén ku taxaw ci sa wet war na ko mën bu ko mënul it mais li nga war a xam rek mooy nga xam ne boole nañu la ci nga bokk parce que ñëpp a soxla ndimbal fi ñu toll nii te defe naa ne schéma boobu dinañu permettre loolu lii tax nag ñu arrivé ci mooy président joxe bu joxee ba pare mairie joxe bu mairie joxe ba pare bonne volonté yi bu ñu laajee données yi au niveau de la commune ou bien de la préfecture dinañu mën a xam ban doomu aadama moo jotul kon bu ndimbal rek taxee ñu jóg ñooñu war nañ leen mën a enrôler su ko defee ñëpp jot ci li nga xamante ne mooy li président bëgg ñu jàppale. jërëjëf monsieur le ministre wala monsieur le maire dinañu dellu siwaat léegi ci ñaareelu pàcc bi pour eggale waxtaan bi ak monsieur Matar Ba premier magistrat de la ville de Fatick nekk tamit jëwriñ di ñu dénk wàllu tàggat yaram dañuy daal di dem ba France fekk fa Seydina Omar Ba moom mooy coordonnateur collectif pour le rapatriement des corps mooy collectif bi nga xam ne des Sénégalais de la diaspora ñoom li leen tax a jóg mooy xeex ba ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi te ñàkkee ko bitim réew ñu fexe indi leen ci réew mi denc leen ci seen weti bokk denc leen i tamit ci aada ak cosaan wala bokk ak religion bi nga xam ne moom la ñu am fii ci réew mi monsieur Seydina ñi ngi lay nuyu di la dalal jàmm balaa ñuy ñëw ci laaj bu njëkk bi nga xam ne actualité lay doon. Malick maa ngi lay fay bu baax a baax di am yaakaar ni yaa ngi ci jàmm di la sant bu baax ci dalal bi nga ñu dalal ci ITV di profité ci occasion bi di nuyu waa Sénégal yépp ak sénégalais yi nekk bitim réew fu ñu mën a nekk ci àdduna bi yal na leen yàlla defal jàmm defal leen sutura te la ñuy wut yàlla far leen ci ba ñu am ko niñ ko bëggee ba am ci lu ëpp seen njort maa ngi ñaanal yàlla Sénégal mbas mi nga xam ne mu ngi ci àdduna bi di wër yàlla na ko fi yàlla yamale muy Sénégal muy biti Sénégal ndax indi na njàqare lu rëy ci
àdduna bi te jafe-jafe yu bëree bëri amoon na sax waaye dafa mel ni daf ko gën a yokk. ñu ngi masawu ñëpp coono di leen ñaanal yàlla di profité ci koor gi itam di ñaan yàlla mu def yërmande ba wàññi tiis wi ba ñu mën a dellu ci suñu yitte incha allah. amiin. Alors Seydina tey jii gis nañu ni yéen collectif bi da ngeen amoon rek dogal bu ngeen jël maanaam songu décision bi état jël ni benn corps bu coronavirus wàññeekoo ci coronavirus du ñu ko indi ci réew mi ngeen dem cour suprême tey jii cour suprême jël na dogal ni day dëggal li nga xam ne loolu la état bi wax pour rek protéger askan bi loolu ban commentaire nga ci def? Gis nañu seen avocat mu ni moom décision bi am na ci déception waaye da koy accepter. Yéen nag naka ngeen accueillir décision boobu nga xam ni cour suprême jël na ko avec le juge? waaw Malick jërëjëf noonu nga ko waxee noonu la amee le 5 mai lañ déposé woon requête bi tey jii la ñu jot dogal bi ni rejeté nañu requête bi rejeté requête bi nag comme ni nga ko waxee mooy cour suprême jàpp na ni dogal bi état Sénégal jël teg na ko ci yoon. waaw noonu la ko mën a waxee maanaam c'est légal loolu nag ñun bettuñu li mu ñu bette mooy juge bi daanaka damay fàttali ni sax cour suprême daanaka ki ko jiite woon muy monsieur Camara yaakaar naa su ma jiwul wala Badio Camara voilà c'est ça moom il est à la retraite maanaam retraité na depuis le 9 avril te ki ko fay wuutu daanaka décret bu ñu koy war a nommé yëgaguñ fi ñu ko publier xëy na nag publier ñu ko waaye man yëguma ko donc est-ce que ku mel noonu mën naa jël dogal boo xam ni dinañ ko nangu est-ce que juridiquement dogal boobu valable na loolu dañ koy laaj rek jàll waaye bu ñëwee ci dogal bi ci boppam dañuy gis ni moom ci lim sukkandiku dafa ni dafa am docteur yoo xam ni nee nañ am na risque am na yoo xam ni nee nañ amul risque te comme moom xamu ci dara li muy dogal mooy kon li état jël baax na xam nga loolu aussi dafa xaw a doy waar damaa yaakaar ni bu fekkee dossier dañ la ko indil du sa domaine parce que dafa technique wala ci wàllu paj la jëm te yow loolu sa xam-xam jëmu ci li nga war a def mooy nga ni je ne suis pas compétent loolu mënoon nga ko maanaam se déclarer incompétent ndax loolu tam gis nañ ko fi ay dossiers yu ñu indi ci yoon kay juger ni mënu koo juger ndax il est incompétent léegi loolu gisuñu ko waaye li ñu gis mooy dafa ni rek mbir mi dafa am risque sukkandikoo ko ci loo xam ne lii état du Sénégal moom la wax te état du Sénégal ñun ñu jàpp ni li mu wax tegu ko ci xam-xamu kër docteur tegu ko ci xam-xam scientifique loolu yëpp gëstu nañ ko ba mu leer laata ñoo taxawal collectif mooy fàttali ni collectif bi ay médecins ñoo ci nekk ay scientifiques ñoo ci nekk ay juristes ñoo ci nekk ay techniciens yu am xarañ ci li ñuy def ñoo ko gëstu ay fan yu baree bari ba indi argument yoo xam ni état du Sénégal ba na gën si mënuñu laa wan document boo xam ni génn nañ ko buy wane ni conseil scientifique boobu ñuy wax moom moo leen conseiller lii ndax tam état dafa am lu muy doxee bu fekkee dañ leen ko digal dañoo war ni ci këyit yii lañ ko bind fii lañ ko sukkandiku ndax bi ñu ne OMS moo ko recommandé biñ gëstoo gis nañ ni OMS waxul loolu code de la santé publique bu Sénégal itam waxul loolu kon bu ñu demee ba cour suprême fa mbaxana doone benn ñu ni li état du Sénégal wax noonu la demee loolu wax dëgg yàlla loolu mooy li ñu ci jaaxal voilà loolu mooy li ñu ci jaaxal parce que bi ñu gëstoo ba fii amul fenn foo xam ne fii wax nañ fa ni jëlee ab ku faatu bitim réew ak nañ koy préparer ak nañ koy doxale indi ko ci Sénégal dina indi jafe-jafe ci Sénégal loolu amul kenn ku ko wax bu fekkee ni ñi conseil état bi ñoo ko wax ngeen leeral ko askan wi ñun loolu la ñuy xaar daal waaye décision bi it xam naa dinañ ci ñëw ci kanam ñun am na leneen luñ ci doon wut ci recours boobu requête bi du décision bi rek lañ ci doon wut waaye am na leneen luñ ci doon wut muy yëgal sénégalais yi ni am na jafe-jafe bu am diggante Sénégal ak ña nekk bitim réew te nekk ay Sénégal loolu sénégalais yu bëri yëguñu ko woon wala xamuñu woon gravité bi waaye démb ak tey ak suba kenn kuy déglu rajo wala ngay déglu télé wala ngay lire journal umpale woo li xew
te loolu aussi moom lañ ci jublu woon ci action boobu. alors Seydina tey jii yéen xam naa ni comme collectif bi loolu moo ko tax a jóg saytu ngeen doomu Sénégal yi nga xam ni ñàkk nañu seen bakkan ci Covid bi xëy na ci à l'extérieur ci xayma ñaata la ñu toll ak yan jafe-jafe la ñu am ci denc leen sax foofu ñu nekk ndax gis naa ni même en France espace bi ñuy réserver maanaam jullit yi ci sëg yi taxu koo demee noonu am na sax ñu nga xam ne dañu obligé denc seen néew feneen alors ban jafe-jafe daal moom moo am ci sénégalais yi nga xam ne ñàkk nañu seen mbokk foofu pour denc ko fa. waaw jërëjëf Malick jafe-jafe boobu nga wax bon moo ni la kon balaa ma ci dugg ni la duñ ko xaymaa lu toll ci juróom-ñett fukki nit muy 80 personnes ay sénégalais faatu nañ ci lu ñu xam dama naan ci lu ñu xam ndax fi mu nekk problème bi yegg na foo xam ni am na ci famille yoo xam ni sax dañuy nëbb ni seen mbokk ci la faatoo ba denc ko ci réew yi ñu faatoo loolu li ko indi mooy stigmatisation bi nga xam ne am na ci te loolu xam naa dinañ ci ñëw ci kanam jafe-jafe yooyu daanaka moo tax collectif bi jóg parce que dañoo seetlu ni carré musulman yi ndax réew yooyu da ngay fàttaliku ni bu ma nee réew yooyu nag mooy ñeenti réew yi nga xam ni ci la ñuy faatu nekk ba juróom te yooyu ci Europe la nekk ak États-Unis ak Amérique loolu dama koy fàttaliwaale parce que Afrique ak Asie ak Amérique latine dégg guñ fa alhamdulilah sénégalais boo xam ni faatu na ci Covid ñu war ko yóbbu Sénégal donc réew yi mu concerné dafa am nu ñu tëralee nu ñuy suulee doomu aadama nu ñuy denc doomu aadama su faatoo boo dee jullit aussi am na ay barab yu ñuy waajal yoo xam ni foofa lañ lay denc waaye mbir mi mbas mi dafa indi woon jafe-jafe ci côté boobu ndax am na communes yoo xam ne amuñu barab yooyu am na communes yu ko am waaye ña fa dëkk rek te faatoo fa la ñuy nangu am na sax communes yoo xam ni amu ko sax du tout wala bu ko amee itam fees na ndax dañ koy limité du carré boo xam ni dafa yaatu léeg-léeg dañ koy limité loolu nag amatuñu fu ñu denc jullit ñi looloo taxoon bi ñu jógee ñuy wax ni état Sénégal na gaaw dellu ginnaaw ci mesure bii ndax su ko deful am na ci Sénégal yoo xam ne dinañ leen yóbbu leen crématorium maanaam ñu lakk leen ndax amuñu fu ñu leen denc te mënuñu leen yóbbu Sénégal wala am na ci ñoo xam ni yàlla mën naa def yóbbu leen ci ay fosse commune comme ni ko yenn réew yi di defee donc loolu mooy blocage bi ci amoon te bu fekkonte ni seen état du Sénégal décidé wul li mu décidé te teg ko ci lu xaw a woyof nag wax dëgg yàlla transport de corps yi dina am ca nam daan amee ñu encadré ko nañ ko daan encadré ndax de tout temps toujours bi àdduna sosoog léegi wala bokk ba ma xàmmee tey maa ngi gis wala may dégg ñoo xam ne dañoo faatoo bitim réew ñu leen di indi Sénégal te amul benn jafe-jafe loolu lépp ay protocole ñoo ko encadré yu leer yoo xam ni wax dëgg yàlla jafe-jafe gisuñu ko ci blocage jafe-jafe bi ci am kay mooy bi ci état Sénégal indi bloqué ko ba ñu naan am na juróom-ñetti fukki doomi Sénégal yu nekk bitim réew faatoo fa te mënuñoo ñëw Sénégal te ma yokk ci ni am na ñoo xam ni xaar nañ ba sonn ba mujj tàyyi ba dañoo mujj denc seeni néew ci réew yooyu kon juróom-ñetti fukk yooyu ñu lay wax xëy na sax matatu ko ndax États-Unis ak yenn réew yi am na ci ñoo xam ni sonn nañu bëgg nañoo dëj bëgg nañoo noppalu bëgg nañoo génn ci naqar wi ba tax ñu suul seeni néew wax dëgg yàlla loolu it bëggoon naa ko cee wax. jërëjëf Seydina Omar laaj bu mujj rek ci benn simili décision bi ndax da ngeen di bàyyi noonu wala da ngeen koy toppaat ba beneen. waaw loolu avocat yi dinañ ci xalaat dinañ ci wax waaye li ma la wax rek sànq ñun li ñu jublu woon ci mbir mi dëgg-dëgg mooy kenn dootul yeewoo Sénégal te yëgoo li xew. ñun li ñu bëgg rek mooy solution te ñu ngi ñaan président de la République. ndax li tax may wax loolu mooy mbir mi yegg na ba ca fa mbaxana doone benn te wax dëgg yàlla mooy kilifa ak ñëpp ñun bu ñu mënoon jot ci moom bu ñu mënoon a jot ci moom te du ñu yegg Cour suprême kon booba jeex na bu yàgg. ndax solution rek lañ ciy wut. kon nag c'est pas trop tard ñu ngi koy ñu xoolaat position bi waxtaanaat ak borom xam-xam yi concerté wu pour que vraiment ñu am solution ci lii. pour que le Sénégal en sorte grandi ndax lii dafa war a nekk occasion Sénégal bu bees ñëpp ànd mu bañ a am xàjjaloo Sénégal bitim réew ak biir réew mi loolu soxla wuñ ko li ñu soxla rek mooy ñu ànd di yëkkateendoo di tegandoo
wax dëgg yàlla te lii occasion la ci buñ ko raté buñ ci jógee xàjjali ko di xoolante bët yu ñaaw wala di waxante lu ñaaw loolu aussi ñu ngi woo président di responsabilité. jërëjëf Seydina Oumar Ba coordonnateur collectif donc bi nga xam ni moom mooy rek yëngatu yi ci wàllu rapatriement des corps ñi nga xam ne dañu faatu ci Covid 19 bi dañuy daal di delluwaat ci monsieur le maire de Fatick monsieur Matar Ba monsieur Matar Ba yaa ngi doon wax léegi jëmale ci wàllu solidarité ku xam Fatick xam ni mu bindoo xam ni bëri na ay kilifa yu nga xam ni yàlla dénk na leen ay ndomba tànk waaye tamit xam ni am na ñu nga xamante ni yàlla may na leen teraanga. ndimbal googu nga doon wax léegi ndax yaakaaroo ni ñëpp jël li ñuy dimbali ko jox ko monsieur le maire ak comité am ñu séddale ko gënut a rafet kenn ku nekk jóg di joxe. waaw Malick balaa ma ñëw ci loolu damay nuyu suñu mbokku diaspora bi yëpp. parce que am nañ ci ay doomu Fatick am ci ay doomu Sénégal aussi yu nekk ci njaqare waaye nañu xam ne kenn fàttewu leen. defe naa ne mesures yi kilifa réew mi jël pour sénégalais yi nekk ci bitim réew yëpp la. di wax rek ne lépp loo xam ne président Macky Sall jël na ko ci mesure pour protéger la population te wéer ko ci xalaat ak tegtalu waa kër docteur yi nañu xam ne plus que ñuy gën di avancer ci xeex bi ñuy xeex ak feebar bi mesure la yoo xam ne day évoluer. loolu aussi bu ñu ko sóoraalee rek ñaawoo du am jaxasoo du am parce que bu feebar bi gën di dem oyofal bi ci mesures yi di am li ñu war a fexe kay mooy fexe ba feebar bi du continuer di ñu sonal parce que bu continuer di sonal day nekk farata ci réew mi mesures yi gën a tar pour que ñu mun a protéger suñu bopp mun a mucc ci feebar bi. kon damay ñaan rek muy sénégalais yi nekk fii ak ñi nekk feneen nañu di sóoraale rek ne moment bi moment la boo xamante ne jàppalante daanaka sax loolu rek a war a am ci Afrique bi waaye dafa gën a tar ci moment yi pour que bu ñu yóbbu loo xamante ne wala ñu nekk ci loo xamante ne dafay dindi suñu attention ci concentration bi ñu nekk pour gagner li nga xamante ne mooy xeex bi. pour ñëwaat nag ci li nga xamante ne mooy li nga wax léegi mooy doomu Fatick yi nga xamante ne yàlla may na leen barke ñu mën a jàpp am na ñu nekk foofu ci biir Fatick am na ñoo xamante ñu ngi Ndakaaru am na ñoo xamante ñu ngi feneen am nañu ay partenaires waaye gis nga bu lu mel nii amee en tout cas maire bi nga xamante ne moom laa doon bokkuma ci ñiy exiger ne lu ñuy joxe nañu ko jaarale ci mairie bi pour ñu joxe ko waaye war nañoo tënku ci ne bu ñuy dimbale nañ fexe ba dimbale ñi ko yeeyoo bañ koo def ndimbal yañ daan def rek mooy bu diir rek nga mayee ceeb mu jeex dañu ko war a def ndimbal goo xamante dañuy fexe ba kenn ju jooy li ñuy joxe ñëpp jot ci comme ni ma ko waxee léegi waaye yëg naa ne doomu Fatick yi ñu ngi jàppale seeni xarit ñii di jàppale ñi ko yeeyoo ci seen koñ ñii di jàppale it ci biir dëkk bi lu may rafetlu la di profité ci sa occasion bi nga ma xamante ne yaa ma ko may pour ma wax ak ñoom sant leen gërëm leen di tàllal suñu loxo te xam ne bu ñu booloo ci la ñuy ëpp doole pour mun a atteindre cible yi nga xamante ne moom lañ bëgg a atteindre cela ne veut pas dire que mairie ko war a joxe waaye waxtaan bu ko ñëpp seqee bu ñu diisoo ci li ñu war a def dana gën a ñoŋ dana gën a rafet dana gën a baax waaye difficulté yooyu dëgg-dëgg Fatick amu ko nekkuñu ci benn concurrence bu ci jëm ci wàllu woowu waaye tey laaj na képp kuy doomu Fatick wala ngay doomu nga bëgg Fatick su yu mel nii amee nga wàcc si jàpp ci liggéey bi jàppale askan wi nga xam ne soxla nañu ko Malick dama lay wax ne gis nga Fatick ga nga xam ne président Macky Sall moo fa nekkoon maire tey muy maire honoraire bi comme yeneen communes yi nekk dans le département wala ñu nekk sax dans la région ni ko président comprendre ba génnee li mu génnee pour jàppale askan wi noonu la ko ñëpp war a comprendre te xam ne askan wi soxna la ku leen taxaw benn nit nag mënul loolu wala benn collectivité territoriale il faut ñu conjuguer tous nos efforts
pour ñu mun a répondre présent ci weti population boobu nga xam ne soxla nañu ko boo mënul it ñu gis la am na nag jafe-jafe ci génn beeg dugg bi loolu moom mënuñu ko reprocher kenn waaye xam naa ne la carte de la solidarité c'est la carte performante bi ñuy permettre effectivement population bi sentir ne ñu ngi leen di taxaw kooku nag ku ci ne xam nga noo ci war a taxawee lu ci nekk it ku nekk xam nga ni nga ko war a defee mais Malick bëgg naa gërëm ay kuréel yoo xamante ne dama gis seen taxawaay bu mu waxee ASP wax naa Croix-Rouge waaye sama xel dafa dem ci bàjjanu goxu Fatick yi nga xam te ne balaa ñu fay livrer sax ay lave-mains dañu jël ay bidon def ci ay pexe ba nga xamante ne boo bëggee raxasu di nga raxasu ñu takk ko ci garab yi ak fi nit ñiy jaar pour nit ñi mën a raxasu loolu mooy les initiatives locales yoo xamante ne amoon na efficacité bu am solo ci xeex boobu nga xam ne moom lañu te bi ñu koy def it amuñu woon sax jumtukaay yu ñu couvrir seen ba waaye xam nga ku xam bàjjanu gox ak lu muy signifier xam ne ñoom dañu risquer toujours seen dund risquer sax seen santé pour dimbale ay doomu aadama loolu nag dafa fekk si li docteurs yi def infirmiers yi def agence de santé yi di ko def mairie di ko def jigéen ñi nga xamante ne ay politiciens lañ dëkk Fatick aussi nekk ay responsable politique nekk ci gox yeeg gox-goxat yi ku ci ne taxawu nga say militant wala nga taxawu say xarit wala say mbokk tey amul quartier booy dem te fekkoo fa solidarité parce que en général foo dem rek am na ay njiit ci góor ci jigéen ak ndaw boo demee it ci ndaw ñi muy zone yi muy ñi nga xamante ne mooy kuréelu politique yi te nekk ay ndaw teggi nañ casquette politique mais taxawu seen askan parce que xam nañ ne ay ndaw lañ te ñu yaakaar leen ci li nga xamante ne mooy xeex bi ñu war a def kon tey Fatick naam fépp am jafe-jafe waaye jafe-jafe ya fa amit ñi nga xamante ñoo ko war a seq dëkk Fatick ñu ngi ci di ci dox guddi di ci dox bëccëg te li ma la wax léegi nee naa la tey préfet fu mu gestu gis adjoint au maire yi muy le maire l'adjoint au maire Issakha Dieng di deuxième adjoint di Aïda Diouf waaye fu mu tourné it gis responsable politique yu mel ni ay Ndeye Amy Leye ak ñeneen ñoo xamante ne ci biir dëkk bi lañ nekk gis honorable député yi muy Binta Mbaye Seck di Alla Guène ak ku mënti doon te takk ndomb tànk ñu ngi dox di dugg biir Fatick di fa def teranga di jàppale ñi nga xamante ne it jàpp nañ ne noonu lañ leen war a jàppale li nit ñi war a préciser rek mooy lu jóge ci xol di dem keneen du toll fale di ko xayma ndax rëy na wala rëyul waaye yéene bi moo gën a am solo te ki koy recevoir bu xamee ne yéene nañu ko lu mu néew xolam dana sedd parce que dana xam ne kenn fàttewu ko. jërëjëf monsieur boo xoolee bi ñu mbir yi amee Malick ci loolu lay terminer parce que commerçant yi ñëpp a xam ne commerçant yi surtout suñu gox yële commerçant yi seen am bareetul waaye commerçant Fatick yi dajale nañ xaalis bu bari jënd ay matériel dem yóbbu ko docteurs yi ak comité bi tailleur yi sacrifier seen bopp aussi pour accompagner li nga xamante mooy suñuy effort pour que ñëpp mën a am masque donc booy xool li ma fi lim yëpp c'est ça les différents segments de la population de Fatick ñoom ñëpp la main dans la main ñu ngi def seeni pexe pour faire face à cette pandémie là pour que effectivement ñu mën a protéger wu ba loolu du fa dugg. alors monsieur le ministre maire tey jii boo amoon message bu nga xam ni da nga koy lancer ban message lay doon. message bi may lancer nag mooy bu ma la waxee dëgg rek Malick dama xaw a am tiit gu ma dugg xam nga lu tax tiit gi dugg ma damay dox ci biir dëkk bi di wër que ça soit Fatick que ça soit Ndakaaru wala feneen li ma jàpp mooy bàyyi ndekku mu ngi bëgg a am ci taxawaay nit ñaa ngi sol masque gaa waaye fukki nit ñoo gis ñu sol masque bi ci sikkim bi lañ ko def wala muuruñu sax bakkan bi gémmiñ gi la ñuy muur bàyyi bakkan bi ça je pense que lu ñu war a xoolaat la masque pour muur bakkan ak gémmiñ la defe naa ne nit ñi war nañu jox fulla ci façon bi ñuy sole masque te nit ñi wàññi génn beeg dugub bi ba pare bu ñu wàññee génn beeg dugub bi am na ñoo xam mënuñoo ñàkk a génn ñu ngi leen di xalaat parce que Sénégal bu kenn xalaat ne li fi xew ñun ñëpp a ko xamandoo am na ñoo xam ne il faut ñu génn pour am lu ñu yóbbu kër ga ñooñu bu ñuy génn it nañ jël matukaay yi ci war
mooy non seulement bu ñu amul gel nañ yor saabu. dem naa ba Fatick ma ne leen saabu ku amul gel mun nga yor sa saabu boo ko yoree mun nga cee raxasu 2 weer wala weer parce que boo raxasoo ba pare boo ko dugalee ci mbuus mun nga ko lem dugal sa poos foo gisee ndox nga raxasu mais boo amee masque aussi da nga ko war di sol booy nekk ci nit ñi booy dem ci biir nit ñi da nga ko war a sol te boo koy sol na muur sa bakkan muur sa gémmiñ kon message bi may lancé moom mooy nañu dégg bu baax li docteur yi wax combat bi du combat prise en charge mais combat prévention combat la boo xamante ne ku leen bëgg a dimbale président Macky Sall bëgg a dimbale réew mi mooy matuwaay yi ñu leen wax ci distanciation sociale ci sol masque ni ñu ko war a sole ci raxasu ci fexe ba mobilisation yi nit ñi fexe ba du bari wala du am bu mu ne ñàkk tant que nekkuñu ci loolu rek jafe-jafe yi du wàññeeku kon c'est ça le message que nga xamante moom laa bëggoon a lancer pour que nit ñi mun a delluwaat ci nañu daan dundee delluwaat ci suñuy activité il faut à la kuliyaline disposition yi ku nekk sénégalais dëkk fi wala nga nekk fi nga def ko sa yëfu bopp di sol masque normalement di raxasu normalement di jël distance sa diggante ak nit ñi te di néewal génn yi ak ndajaloo bi suñu ko defee yàlla mën na ñëw dimbale. jërëjëf monsieur Matar Ba ñu koy gërëm ci disponibilité am ak ci message bu fort boobu foofu la ñuy daal di yemale tey ànd xeex corona yeneen rubrique yi ñu leb ko ba beneen yoon ñu àndoon ci ak Ablaye Ndiaye ci réalisation bi Modou Diouf doomu xinin ci wàllu jokkoo gi Dami ci wàllu coordination bi ak aspect technique yi waaye tamit Naar moom moo ñu demaloon foofu ca kër monsieur le ministre maire de Fatick Matar Ba jàngeen jëf ba suba ak jàmm incha allah ci beneen jotaayu ànd xeex corona.